li mooy toilettes yi gis nga ay toilettes yoo xam ne tey méngoowul tax sax ak yelleefu doomu aadama waaw parce que tey yaakaar naa ak chantier bu doy nii waroon nañ fi def ay toilettes yoo xam ne tey moo gën a confort que toilettes yi mais lii lañ fiy def te xoolal lii gars yi dañ koy rang parce que xoolal lii xam nga lii doyul quoi par rapport ak personne bi fi nekk. waaw lii mooy question yi donc lii nag mooy liggéey bi ouvrage baa ngi nii quoi lii booy seet 30 mètres de hauteur la quoi donc béton bu bari moo fiy tuuru waaw donc ak fer bu bari tam lañ fiy utiliser. donc li mooy question yi tey yii tey mooy yi nga xam ne moom moo war a dem fële ci biir géej fi nga xam ne foofu la ñuy foofu la ñuy génnee gaz bi voilà donc moom moo nekk ni mooy question yi donc 16000 tonnes la benn bu ne donc xam nga loolu kon c'est lu takku la 16000 tonnes benn bu ne loolu lay posé donc gars yi ñu ngi koy liggéey tey di defoon benn plan yi ñoom ne 45 jours lañ bëgg ñu koy liggéey te 45 jours yooyu am na ay prévisions yoo xam ne sax ñoom dugaluñ ko si woon. léegi nag maintenant tey dem nañ ba Sénégalais yi maîtriser ko tey di ko liggéey tey si 10 jours te amaana mun nañ dem ba si kanam sax ñu koy liggéey moins de 10 jours kon xam nga ne entreprise bi tey moo gagné na fi lu bëree bëri parce que tey si 45 jours bu mu waroon fay salaire tey si 10 jours tey la ñuy utiliser tey pour mën a réaliser tey benn ouvrage bi xam nga kon chantier bi tey bu naroon nekk tey 2 ans gars yi mun naa ne avant 1 an sax dinañ ko taxañ mu dem loolu yëpp nag si jàmbaaru Sénégalais yi la parce que bon ñu xarañ lañ booy seet tubaab yi au début sax dañu amoon doute ci lii yaakaaroon nañ ni gars yi du ñu mën a réaliser ouvrage bu doy nii mais biñ tawalee première question wax dëgg yàlla ñoom seen xel dafa dal ba chaque fois ñoom dañ koy wax quoi waaw kon nag il est temps ñun tam ñu mën fi gis seen bopp ñu. waaw lii dafa am ay tour d'accès non ci kaw gars yi ay tour d'accès la ñuy jaar mooy yi ngay gis ni moo am escalier yi waaw donc yooyu la ñuy jaar waaw bële yooyu la ñuy jaar pour mën a accéder ci kaw quoi pour mën a liggéey. conteneur yëpp ay bagages la def ay matériel la def donc te booy seet lii yëpp tey dañ ko exporté andi ko fii voilà dañ ko exporté andi ko fii amul dara loo xam ne tey ji ci réew mi tey lañ ko jëlee lépp dañ ko exporté andi ko fii. travail sax sa tenue dañ la koy jox. yaa ngi dégg nga sol tenue lu mat 15 jours mu yaaxu nga ñëw bëgg a tëre wala bëgg a daala ñu la ci wax loola metti yaa ngi dégg di la toroxal di la jànni alors que ñoom tubaab bu ñëwee buñ bëggee tenue rek ñu jox leen tenue fii li nga fay gis yëpp xaalis su bari la xoolal de nombreux bateaux ñu ngi fii ay bateaux yu dul jeex bateaux yi nga gis yëpp fi lañ nekk bateau bi moo yóbbu question bi. yóbbu question bi parce que kee baa ngi ne géej baa ngi ni voilà donc yii ci la question bi di tegu pour mën a wàcc ci biir ndox bi. waaw donc kee baa ngi nii bon fii tey fii mooy ouvrage yëpp bu ñu paree fii lay daje après nag. lenge baa ngi nii moom moo koy crochet pour mën ko wàccee ci biir ndox bi bu ko wàccee après am na ay bateau yu koy jël mën ko yóbbu fële ci biir géej. ma ne loolu la ngay gis ne ñoom ñaar ñii ngay gis ñu taxaw nii pont la question bi nii day avancer dugg ci biir ñële bateau yële ñoo koy lonk mu dem gis nga ñële ñoo koy remarquer mu dem ab gis nga question bi ni mu taxawee nii après day dugg waaw ñi lay jaar day yéeg ñii ngay gis nii si seen kaw lay tegu waaw raay la quoi. bato yooyu ñoo koy lonk mu dem liggéey ba dee doo am dërëm mënul nekk Macky Sall na ñëw wax ak ñun ministre bi nañ ñëw inspection travail nañ ñëw ñooñu la ñu soxla ñun ay inspection travail la ñu soxla ñu ñëw problème bi mooy loolu. di liggéey bëccëg ñëw di liggéey guddi fi nga doon liggéey bëccëg ëpp xaalis fi ngay liggéey guddi loolu mënut a nekk mënul nekk. ñu dem. salaamaaleykum internet enquête 221 ñu ngi leen di nuyu encore une fois fii ci enquête 221 di leen jaajëfal bii nag ñëwoon nañ fii ci Môle 8 fii nga xamante ne fii lañ doon defaree tesson yi nga xamante ne moom la ñuy traité wàllu pétrole bi ak gaz bi ñu fi ñëwee indi loolu nañ leen jafe-jafe yi nga xamante ne moom la fi ouvrier sénégalais yi di liggéey ñu nekk ay jeunes yoo xamante ne ay doomi Sénégal la ñu waroon bénéficier ci liggéey boobu noonu ndax lu coow li bëri pétrole beeg gaz bi ci seen réew lañ nekk wante ñu jël bànqaas yooyu daal di koy dénk ay réewi tubaab yoo xamante ne ñoom ñoo ko yor tere leen a def li ñuy def tere leen aussi tamit ñoom ñu am ci liñ ci war a am ba tax nag ñu daal di leen jël di leen xoxatal li ñu ci war a am amuñu ko ci seeni heure liggéey baaxul seeni salaire baaxul entretien bi ñu leen waroon a defaral baaxul indi woon nañ fi aussi reportage boobu wan leen li ñuy liggéey ci à notre grande surprise bëri na tey sénégalais yoo xamante ne xamuñu woon ni lu ni mel mi ngi fi ay doomu sénégalais ñu ngi jundee fii on est à l'heure de la révolution ci waxtu bañ waxtu xeex métit yi ndaw di dund te nguur teg ko kon nag neewoon nañ leen lii dinañ ko topp ba mu jeex looloo waral tey ñu dellu siwaat fi encore une fois pour gën a indi ay leeral ci lu ni mel
mel tey xëy na keroog indi loolu nañ leen lenn nag ci wàllu yi ñu fiy dund wante yaakaar naa ne tey ñoom ñëpp arrêté seen liggéey ñëw fii ndax lan li leen metti ñu fas koo yéene fësal ba ñëpp xam ko ñi leen ko teg na du lenn lu dul nguur jël li ay doomu sénégalais moom daal di koy dénk keneen koo xamante ne nekkul ci suñu réew wante amalul benn njariñ suñu réew ñu daal di leen déglu ci métti yooyu nga xamante ne ñoom moom la ñuy dund. waaw loolu moom yéen a ko mën a constater seen bopp parce que ñëwoon ngeen fi def benn reportage bon li ngeen fi bàyyi woon tey affaire dafa gën a pire dara changé wul gars yi ñu ngi liggéey fii ay heures yoo xam ne que heures yooyu su la nee nit mu ngi koy liggéey sax da nga naan non c'est pas possible donc ñu ngi fiy réaliser tamit loo xam ne benn ouvrage boo xam ni su la nee li ay sénégalais ñoom ñoo ko réaliser non da nga naan non lii du ay sénégalais ñoo ko réaliser non malgré loolu yëpp nag ñi fi nekk di liggéey nekk ay jàmbaar nekk ñoo xam ni que ay liggéeykat lañ mun ñu fexe ba gis seen bopp ci liggéey bii wax nga ko sànq si sa bi ngay introduire muy li nga xam ne tey mooy question yi nga xam ne moom la ñuy def fii nga xam ni moom mooy war a def ci gaz bi ak pétrole bi ay sénégalais nekk di fi liggéey ay étranger ñëw fii gën ñu fee tekki tey boo gisee étranger yi nu leen di traité ak li ñu leen di fay xaajaat bi sax fay ñu ko ñi nga xam mooy sénégalais yi te sénégalais yi ñoom ñooy liggéey bi ñoo nekk ci question yi ñoo nekk offshore ci département yëpp sénégalais yi ñoo fa nekk ci terrain bi di bay waar wi mais ba tey mënuñu fexe ba gis seen bopp li ñuy réclamer nag du dara mooy chantier bi ñu teg ko ci yoon ba nga xam ne sénégalais yi nga nekk ñëw fi liggéey ñu gis seen bopp kenn kontaanul chaque mois bu gars yi fayee ko même jooy lay doon te waxtu boobu ñuy fayee sénégalais yi lu bon ñu ngi fay étranger li nga xam ne tey jii ñoom kenn jooyu si loolu nag lañ bëgg mu dakk man nag li may wax dama ko assumer ku mu neex sax nga filmer parce que am na tey ñoo xam ne tey ñu ngi ci bureau bi tey dañuy xoxatal ñi nga xam ne tey ñooy génn tey di wax naan dañ leen di dàq ak dañ leen di def lii man maa ngi nii ouvrier la Mohamed Ndiasse Ndiaye laa tudd li may wax dama ko assumer mani fii sàcc moo fi am li fi am hold up la li fi am kenn mënu ko wax da ngay liggéey ba weer dee ñu lay fay ay salaire yoo xam ne que mais dëkk bi ñu ngi woo ki nga xam ne lu mel ne inspection du travail ñu ngi leen di woo ñu ñëw xam li am fii ñu ngi woo les autorités étatiques ministre de l'emploi mu ñëw xam li am fii li fi am dafa jéggi dayoo kenn mënu ko wax parce que même ñi nga xam ne tey mooy étranger yi nekk fii tey koo ci waxtaanal ba nga wax ko man lii laay fayeku dafay darge miñam non lii mënul nekk alors que loolu moo am ba pare ñu loger leen ci ay hôtel loger leen ci ay chambre yu baax ñun lan la ñuy def ay tente lañ fi def ba pare nag di ñu forcer na da ngeen fii fanaan par la force amul yenn condition yoo xam ne mat na fi pour nit fi fanaan fii mais ñun tamit xanaa nekkatuñu ay sénégalais bu demee ba ci biir dëkkam mënatu faa dund étranger mooy ñëw gën ko fa nekkin gën ko fa demin mais quel pays sommes-nous il est temps nag loolu takk ñu xam ni que tey question yi ñuy liggéey tey jii am na ku wax sànq c'est-à-dire ouvrage la boo xam ni nit ki mën nga am chance liggéey ko benn yoon ci sa carrière comme mën nga def 90 ans doo ko liggéey sa carrière am na benn tubaab bu ko confirmer fii keroog mu ne def na 35 ans ci BTP mu ngi am chance door a liggéey ouvrage bu mel nii kon lii chance la boo xam ne ñun tey suñ ko amee tey wax dëgg yàlla ëllëg dañu war a xam ni tey ñun participer woon nañ ci liggéey bi mais tey ñi fi nekk ñëpp tey bu ñu liggéeyee ba liggéey bi jeex lan lañ ci am ay rëccu lañ ci am ay xol bu naqari lañ ci am te warul mun a demee noonu parce que chantier bi xaalis bu weex tàll la parce que ñun ñi fi nekk di liggéey nekk fi ak suñuy yeneen i nattaangoo ay étranger ak ñeneen mais ñoom soo gisee seen train de vie soo gisee ñoom ni ñuy doxalee nga xam ne que ñoom ñu ngi leen di fay bu baax a baax parce que ñoom ñooy gis sa salaire sax di yéemu soo waxee ñu ne bon chantier bi da ngeen di signé ay contrat ñu ngi leen di fay li nga xam ne moom mu nekk seen contrat alors que c'est faux man dama jàpp ni sax contrat yi ñu jox ni ay faux contrat la mais contrat yi ñoom sañ ñu ko sax présenté ñi nga xam ne tey ñooy waa BP ñi nga xam ne ñooy maître d'œuvre bi sañ ñu leen ko sax présenté ne gars yi lii la leen di fay chaque fois ci ay magu ak ay nax la ñuy dundee ak ñun muy Eiffage Marine il est temps nag loolu takk ñun ñoo ko war a bañ tey nag ñun ñëpp ñoo manko nekk benn département yi fi nekk yëpp ñu ngi fi tey kenn liggéeyul
boo gisee gars yi nga xam tey kenn liggéeyul tey dañu arrêté liggéey bi te dañu décider nag xoole fii ñu teg suñu tànk fa lañ koy teg ba keroog gars yi di andi ay changement ba keroog gars yi di andi ay saafara si li nga xam ne mooy suñu joytu parce que mënatuñu nekk fii di liggéey di xëy di wàcc si ay heures yoo xam ne que gars yi ay 4 heures du matin la ñuy jóge seen kër yi imaginez-vous ay 4 heures matin lay jóge seen kër yi balaa ñu eggal seen kër yi ay guddi xam nga ñu si bëri amatuñu benn vie de famille amatuñ ko parce que seen temps yëpp dañ koy def fii ci chantier bi loolu nag buñ ko dee def en retour war nañ si gagné loo xam ni que dinañ mën a xam ni que temps bañ doon defee tey lii compensé na ko mais dara te chantier bi ay milliards la kon nag gars yi fi ñu ko jàpp foofu la nañ leen jàpp mu dëgër ñu xam ni que ñii ay étranger lañ ëllëg liggéey bi dafay jeex ñoom ñu dellu seen dëkk ñun ñoo fiy des kon nag nañ ñu fay li ñu war a fay ba nga xam ne ëllëg nit ku ne di nga mën a xam ni kat question bi jaaroon naa si mais kat rendement yi laa ci am mais si affaire yi kon ne nii ñi koy bàyyi muy jàll rëccu rek moo ciy am donc loolu laa amoon lu ma ciy wax di remercier gars yi. voilà merci. am na Mouhamed Ndiassé am na lu mu indi ci wàllu nekkin bi ci wàllu jafe-jafe bi si wàllu salaire yi nga xamante ne yu bon nii mu ñu leen di fay ak aussi tamit traitement bu déséquilibré bi nga xam ne moom la ñu am di fay tubaab yi lu baax yéen ñi nga xam ne yéenay doomu réew mi te di dund li gën a metti ñu leen di fay loo xamante ne wax fa dëgg yàlla jaru ko mais li ñu bëgg nga ñëwal ñu ci mooy dëgg coono bi ngeen di daj ci liggéey bi ak risque yi leen ci mën a fekk ak nekkin bu naqari bi. waaw maa ngi leen di nuyu en premier. waaw di leen gërëm aussi seen teewaay parce que lu mel nii bu amee ñu woo leen ngeen ñëw ça prouve que ne vraiment vous êtes des patriotes ñu leen ciy gërëmal di leen ci xamuñu lu ñu leen ciy mën a wax sax vraiment kontaan nañ ci yéen bon damay profité nag di wax ne que ne man damay wax ne que ne on est dans quel Sénégal vraiment on est dans quel Sénégal parce que actuellement système bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee fii. dafa nekk benn affaire boo xamante ni je dis que ne esclavage mënu ko weesu parce que tey liggéey bi fii foo ko app ci métti weesu na ko tey temps bi nga xam ne moom la ñuy consacré wu fii amuñu ko suñu kër parce que 12 heures lañ fiy def soit di nga def 2 heures de temps après le travail di nga def 2 heures de temps avant le travail yaa ngi ñëw ak yaa ngi wàcc difficulté yi nga xam ne ñoo fi am li ma ci gën a naqari comme li ma la koy wax ni que ni fii on est très mal respecté. boo toogoon ba heure dugg ci resto bi fii fekk la fi dañuy rang comme ay sànq lañ pour dugg ci biir ñoom ñi nga xamante ni tey jii fi mu toll ñoom ñoo nekk ci bureau yi ñun ñu nekkal leen ci naaj bi seen restaurant ak suñu restaurant c'est typiquement opposé pour te dire que ne esclavage pur la ñuy dund fii bu ñu demee ba forcé ñu ci comme quoi que ne dañoo war a dëkk fii mais je pense que ne ñun ñi nga xam ne dañuy xëy ci port bi xam nañ ne oto yu baax yi camion yu baax yi duñ fi fanaan ndax yaakaar naa li weesu. ak problème yi nga xam ne mooy am fii ci port bi ñëpp dégg nañ ko nga jël ay doomi jàmbur ay ouvrier yoo xam ne gannaaw yàlla tey ñooy tax question bi sans ñun question bi du dem nga jël ñu tey rënk ñu fii ci port bi nga xam ne récemment ammoniac bi am na fi récemment port bi tàkk na fi salaamaaleykum ay ouvrier yoo xam ne dañuy liggéey ba tas ku ci nelaw tey boo ko bëggee yee day metti nga jël leen rënk leen fii ci port bi ëllëg bu fi dégâts amee nu muy demee salaire yi nag moom mooy comme li ma la wax salaire yi moom weer bu dee. te li ma ci gën a naqari aussi dafa am loo xamante dañu koy def quoi muy benn mascarade boo xamante ni moom la ñuy def ci kaw xam nga nit ki boo ko bëggee nax li mag ñi di wax da nga koy dig mbaquus suñu demee ba gis na que ne affaire bi métti na parce que ñoom dem nañ RTS wane def reportage yi wane na que ne tout ça va bien mais c'est le contraire fii rien ne va man taxaw nañu fii chef yi taxaw tubaab yi taxaw ma war leen ne que ne 20 textes yi ngeen fi teg ne moom la Eiffage appliqué lépp dara nekku ci. mascarade la dañ koy tegal nit ñi di ko gis ak di ko bind di ko taf fu ne ay slogan la yoo xamante ni c'est leur slogan mais loolu ñu def lépp dara amu ci may interpeller nag le président parce que je pense que ne bu taxawee di tudd ay milliards yoo xam ne da koy def ci ndaw ñi mu koy def tooguñu fa xaar ko ndaw ñooñu mu koy def ndaw yi tooguñu ko di ko xaar pour mu def ko fa dañ cee nekk kon yaakaar naa ne bu fekkente ne li muy wax dëgg la ne da koo déployer pour def ko ci jeunesse bi pour que jeunesse bi dem. waa ana jeunesse bi nga xam ne dañ cee jiitu kon ñun daf ñoo war a jàppale may wëlbati ko encore di wax ne que ne inspection de travail fii Sénégal lan mooy seen rôle xamuma ko mais nag je dis que ne on est dans un Sénégal boo xamante ni vraiment c'est indigne waaw on mérite te ma yaakaar ne que ne Macky bu fekkente ni toog na tey di dégg lii ñuy wax ñun barki dem boo njaay dañ fay jaay suñu pétrole ñuy jooy suñuy 400000 ba léegi te jotaguñ ko
salaamaaleykum kon bu ñu wëlbati koo xool li ñu neex ak li ñu naqari ñun jar ñoo dimbale loolu laa moon lu may wax di leen gërëm woo salaam. fii li ñu metti faw ñu génnee ko soxna si dañuy liggéey bëccëg 12 heures liggéey guddi 12 heures te ñeme woo ko def ci dëkk tubaab yi 8 heures ngay liggéey boo si tegee 1 minute dugg nga ci heure supplémentaire mais fii doo dugg ci heure supplémentaire da ngay liggéey 12 heures ñu pointé la 8 heures mais guddeeg bëccëg du benn dimanche sax da nga koy liggéey ñun amatuñu vie de famille yaratuñu suñuy doom yàlla rek moo ñu mën a dimbali guddeeg bëccëg fii la ñuy nekk. voilà weeru koor bi ñu ngi ñu tegal ay heure 8 heures du matin 20 heures looloo ñu jaaxal soxna si boobu ba léegi ñu nekk si mais sonn nañ torop léegi nag yéen rek yéen a ñu mën a jàppale yéen presse bi fësal ko adduna ñëpp jot si waaw ñun ragaluñu dara parce que suñu ñàkk la ñuy def nii dañuy liggéey fii amul tricher buñ la fekkee nga toog di nelaw dañ lay photo mise à pied la guddi gi buñ la fekkee ngay nelaw dañ lay photo bëccëg gi boo toogee sax ñu ñëw ne la waroo toog heure pause ngay toog 1 heure de temps 7 heures du matin 19 heures boo fi génnee 18 heures et demi ñun la ñu wàññi sa heure ñu dagg la mais métti na soxna si léegi nag xoolal bàyyi nañ ko si loxoy presse bi ñëpp ngeen jàppale ñu na ko président dégg moom it mu jàppale ñu parce que ñun ñooy jeunesse bi ñun ñooy yori réew mi ëllëg mënuñu liggéey fii ba dee ñu liggéey fii ba dee duñ gis benn njariñ waaw loolu daal laa amoon lu may wax ok merci beaucoup. nekk di la ziar comme li ci gars yi wax man bon vraiment amatuma sax lu ma ci dolli quoi mais soxna si comme ni ko gars yi di waxe fii Guantanamo bi gars yi toj fële xaw ma Kiba la xaw ma fii moom moo ko raw gars yi dañoo puus buruwet ba niroog buruwet te liggéey bii ñuy liggéey fii nii ay nit waruñu ko war a mën a liggéey ay machine ñoo ko war a mën a liggéey mais gars yi day fexe nañ ba indil ñu ay mband yoo xamante ne nii dafa am 4 sorties ay buruwet ngay ñëw di puus da ngay puus buruwet 7 heures du matin ba 19 heures doo toog tu vois ferrailleurs yi diggante ñun fi ñuy nekk di liggéey ak ferrailleurs yi même pas 2 mètres ferrailleurs yi fa la ñuy nekk di yor seen ay fer 32 ay fer 16 ñu fay nekk di ko jaayante ak ñoom parfois ay blessures dafay am parfois gars yi dañuy moytu vraiment ñun ça veut dire kon lii moom moo ñuy wax ne kon pétrole bi tey bu ñu commencé dem ba di ko exploiter kon ñun duñ ci gis suñ bopp parce que lii mooy preuve bi da ngay gis ay doomu jàmbur yoo xamante ni ñoom ñu ngi jógee si yeneen dëkk ñëw fii gën ñu nekk ci ay conditions yu baax ba pare nee nañu ñoom ay chef lañu te xamuñu dara du ñu liggéeyuñu fi dara lii bu taxawee fii tey ñun sénégalais ñun ñoo ko defar donc ñun gars yi dañu war a bàyyi xel ñu ne non risque bi daf fi bëri fii moom risque kese la foo xëyee suba ba heure wàcc lépp yaa ngi ci risque yow yaay xam nooy demee ba pare nag gars yi chaque fois am nañ benn menace boo xamante nii comme nii ni ñuy taxawee di wax nii man xam naa ne man dañ may dàq man loolu xam naa ko waaw parce que gars yi bëgguñu koy wax dëgg c'est-à-dire fii dafa am benn mafia bu fi nekk boo xamante ne nii kenn mënu ko xam ku dul ki nekk ci biir ci chantier bi imagine toi restaurant bi passé nii am restaurant bi muy le dimanche passé yaasa la ñu toggal nee na yaasa ginaar gi ñorul da nga koy laal muy sañe ceeb bi ñorul fii daal vraiment nit ñu traité laal soxna si vraiment daal bëggoon nañ autorité yi ñëw c'est-à-dire ñëw fii bi sax baax na quoi mais buñ mënoon a dugg ba ci biir ba xam ñun coono yi ñuy jànkoonteel ak coono yi ñuy daj ba pare xam nga et puis di ñu bousculer quoi on dirait que ñun ay esclave lañ quoi boo tardé ñu dagg la buñ la fekkee nga toog ñu foto la envoyé ko loolu mën nga ci am demande d'explication tey boo feebaree da ngay dem infirmier mais dañ naan la carrément ñoom amuñu droit jox la repos médical amuñu droit consulter la man la fois passée je suis malade dama dem jël benn fiche bu ma sama chef bindal pour ma ñëw ci infirmier bi ma ko joxee mu jox ma ay calmants ay comprimés xaw ma yooyu noonu quoi ne ma demal ma ne ko non man dama ñëw pour consulter wu mu ne ma non c'est-à-dire man bu ma la consulter wala ma bindal repos médical il faut ma wax ko sama chef wax ko chefam sama chef wax ko chefam finalement man maa génn dem fay sama xaalis consulter wu ñu bindal ma ordonnance xam nga
ma jël ko vraiment daal soxna si fii gars yi liñ bëgg a wax lépp bu ñu ko waxee àdduna bi day tukki quoi waaw vraiment métti na trop léegi nag dañ bëgg ki nga xamante ne nii moom moo yilif Sénégal yëpp di Macky Sall di président de la République moom mu ubbi bëtam xool ci lii gis nga gars yi liñ koy wax nii dañ koy nax rek. man li ma siy dolli lenn la déglu leen maanaam ñun sénégalais yi chantier bi fii ñun pour te dire ñun tekkiwuñ fi dara tubaab bi bu ñëwee naar yi la ñag yi ñun ñu ñëw 4e position te duñu liggéey de liggéey bi ñun ñoo ko yor ñoo leen ko gën a maîtriser fop te dañuy indi ay nit nga gën leen compétent ñu indi leen nee leen ñoom ñooy chef d'équipe bi mais man dama ne ñoom nan lañ leen di recruter loolu la ñu bëgg nag inspection travail moom mu ñëw fii au niveau chantier bi waxuñu mu ñëw yem si bureau yi ñu koy camoufler di dëbbal si suuf na ñëw ñun si ouvrier yi ñun amuñu lu ñuy ragal na ñëw ba si ouvrier yi mu wax ak ñun xam nga ñu wax lu ñu métti salaire yi dara baaxu si da ngay taxaw sax naari bu ñu leen waxee ñun lu ñuy fayeeku dañuy ne non non yéen fayeeku woon leen nii même les anglais français yi nekk fi am na si ñoo xam ne ñoom bu ñu leen waxee lu ñuy fayeeku dañuy ne non non yéen fayeeku woon leen lool naari dañ koy jël convertir ñun lu ñuy fayeeku ak def ko seen portable ñu ne non non te pourtant ay manœuvre naar lañ fi indi ak ay manœuvre ñàkk teg leen fii indi leen lu ma lay wax ni c'est sérieux de boo ñëwee si question yi nga koy xam ñoom bu ñu ñëwee du ñu xam sax lu ñuy liggéey dañ leen di jox plan xamuñu dañuy obligé jël kenn si ñun pour mu dem expliquer leen liggéey bi te ñun ñu nekk fii liggéey bi doxal ko pendant ñaata weer ba commencé teg question yi ñoom ñu indi leen li fi nekk yëpp kenn mënu ko ay manœuvre kese lañ fi indi ba pare loger leen jël sénégalais yi di leen fanaanloo si bâche yi te ñu bañal leen utal leen ay bus de transport ñag yi fii ñag yi naar yi ñoom dañu am seen ay particulier ñag yi ñu utal leen ay transport yu rafet tegal leen mais ñun fii gars yi dañuy pass seen 100 francs ñoo xam ne ñoo cotisé uti seen njaga njaay di ñibbi am na ñuy fanaan fii si ay bâche ñoom ñu loger leen fii Hann Marinas ñu nekk fii Hann Marinas loolu c'est normal ëpp ñu salaire ñu ñëw suñu dëkk te Macky Sall gis na fan yi passé lu xew ba gars yi ne affaire jeunes yi liggéey ak ñàkk liggéey mais dafa war a ñëw xool li nekk fii parce que ñun mënuñu projet ñu def ko ba pare te duñ si gis suñu bopp tey war nañ am suñu kër am lépp lu fi baax Sénégal mais ouvrage bi moo ko liggéey mais tey ouvrier yi boo leen gisee da nga leen di yërëm dañuy war ñoom ñag yi lu ñuy ñëw fii ak naar yi ñun ñoo ko gën a yel lool am na jeunesse bi fii ñu nekk en chômage nañ leen jël ñëw indi leen fii ñu liggéey ñu jëlee leen fii man làqul lu ma de lu may wax damay jaar si digg bi waaw man bañ naa ko du ma déglu benn naar man maay sama chef bopp fii boo fi kii dañ lay noot fii lu fi nekk fii boo amul sa fulla fayda bopp dañ lay noot waaw te dafa am jaay naan ma mais yéen seen oto yi foon ko gaare man ko oto fii man rek a fi am vélo te ñi ñëpp dañuy njàpp xam nga li ma la ni mu ne ma non man loolu ku ma ko waxoon du ma ko gëm xam nga mais moo tax mu ne leen instant yi fi mu toll nii champion affaire bi noñ xàccandoo dóorandoo xam nga li ma la ni waaw parce que instant yi heure bi waroon nañu toll foo xam ne yow heure bi balaa weer wi di dee xaalis bi moom jeex na sa benn copain ngay gis ne ko baay yow yoroo ondog yooyu affaire yooyu mu ne la waaye baay man de instant yi ondo yu ma passé laa yore léegi yow yaa ngi xaar xaaju mois quinzaine xam nga li ma la kon nga xam ne loolu musiba la yow liñ lay salaire bi ñu lay fay sax munoo ci gis sa bopp mais kon on est où gars yi en tout cas daal ñun loolu la ñu amoon lu ñuy wax instant yi nag fi mu toll nii benn affaire lañ leen di ñaan quoi maanaam boo leen di ñëwati ngeen fexe ut autorisation boo xam ne pour ngeen mën a percer ci biir mën a xam li xew ci biir quoi. Les étrangers nous les sénégalais on préfère toog sans job quoi parce que lii nii torox sax moo ko gën. lii la ñu ñëwoon jëlal leen ko fii ci Eiffage Marine ay doomu sénégalais di ko dund ñu ngi nekk nag ci di xool nan la ñuy joyantee réew mi ngir dal am fi wante bu ñuy liggéey loolu nañu fexe ñu yemale ko ñëpp a yem ci bu ñu ñaan yàlla ndaw ñii di dund lu metti fii génn ci tali bi kon nag nañu gaaw seet si leen li leen metti ñu faj ko balaa ñoo am naqar ba li daloon daal di ñuy dalaat parce que li ñuy dund fii ce n'est pas normal ay ndaw lañu comme ñoom te ñaanuñu yàlla di gis suñuy grand frère di dund lii ñaanuñu yàlla suñuy papa di dund lii kon nag duñu bëgg defar doo defar boor bi bàyyi boor bi ñëpp mënu ñoo yem cër waaye nag ñëpp war nañoo mën a tolloo ci li ñëpp bokk ñu ngi leen di jaajëfal